علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. salaamaaleykum mbokku téléspectateur Thiès TV la première chaîne thiessoise ñu ngi amaat mbégte contentement di leen digtal lii seen émission un leader un panier tey nag dañuy daagu fii ba Diamaguène macha allah ànd ak suñu équipe de production ñëw seet si une dame de valeur boo xamante ne nii une combattante. kenn dootu ko présenté à Thiès mu nekk koo xamante ne nii xam nañ ko bu baax dans l'arène politique mais aussi ci li nga xam ne mooy domaine professionnel am et surtout aussi dans le social kooku mooy madame Mame Mbaye Guèye Mame Mbaye Guèye tey nag ñu ñëw seet si ko fii ci këram nag fas yéene ko remettre li nga xam ne mooy pañe bu yanj bi muy pañe ndogu bi nga xam ne Thiès TV ñoo koy jox waaye tamit ñu toog waxtaan ak moom parce que concept bi comme ni ngeen ko xamee 15 minutes la dinañ xool tey seen leader boobu nan lay passé kooram ak ci activité am fan la ci toll donc sans plus tarder damay ànd ak Lamine Pro rek ñu dem dugg ci biir xool tey Mame Mbaye Guèye nan la toogee ayca ñu dem bil amni wal iman. macha allah kontaan naa yaa ngi ci jàmm bu baax Aïcha mbokku téléspectateur Thiès TV comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure tey nag ñu ngi fii ci Diamaguène kër Mame Mbaye Guèye mu nekk une femme boo xamante ne nii yaakaar naa ni fii ci Thiès elle a fini de faire ses preuves tey nag ñu andil ko li nga xam ne mooy panier un panier ndogu boo xamante ne nii lépp a ngi ci biir dox dajala mais tey leader bi ñuy seet si aussi dañuy bëgg ñi nga xamante ne nii ñoo ko bëgg di saafanteeg moom xam ko aussi bëgg di xam ci lu muy yëngu ñu xam tuuti nan lay passé koram Mame Mbaye ñu ngi lay dalal jàmm biir Thiès TV nuyu la téléspectateur yi lay seetaan. merci beaucoup Fatima maa ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm fii ci Diamaguène sama kër di la remercier le fait que nga xalaat ma andil ma sa peñe bu jongoma bi bëri ay affaire bëri bagage mel ni borom mel ni Mame Mbaye Guèye peñe là moom c'est vraiment la gentillesse au summum de sa forme di la si remercier bu baax a baax merci beaucoup di baalu àq ñëpp ci koor gi di baal ñëpp àq surtout Thiessois yi sonal nañ leen tànkal nañ leen non il le faut parce que sonal nañ leen tànkal nañ leen di baalu ñëpp àq di baal ñëpp ak di ñaan Sénégal am jàmm. allahumma amiin mi ngi noonu la nuyoo ki nga xamante ne nii mooy Mame Mbaye Guèye comme ni mu ko waxee nag macha allah dañu jóge ci campagne élection locale lu yàggul dara comme ni mu koy waxee rek tànkaloon nañ leen mais je pense que c'était pour la bonne cause juste pour aider les Thiessois aussi à faire le bon choix moom aussi mu nekk ku am taxawaay ci arène politique bi mais temps yi Mame Mbaye depuis début koor gi dañ laa gisatul ci activités yi maanaam dafa mel ni daal yow da ngaa xaw a ragal koor gi xaw ma nu mu fa demee noonu Mame Mbaye ci loo nekk. Fatima maa ngi nii Fatima nag tey dama lay def révélation bu ngand dama ragal koor. exclusivité la biir Thiès TV. dama ragal koor damay jooy ba ronko ñi di génn may yuuxu naan Mame Mbaye ku koy simmi. man nañ ma simmi am problème su may dem ci waañ bi damay raam 4 pat. nii de laay dundee koor maa ragal koor nëpp ma ko de ñëpp ko xam ci man moo tax koor gi daal moom doo génn léegi 5 heures jot dootuma bokk ci ñuy wax fii laay kuluwewu bokkatu tekkaara daay man musuma gis lii doy na waar li daal ñoo ko déggandoo moom daal nee na dafa ragal koor te kafu ci réewu ci wallaay dama ragal koor ñi meew ma ko ndeysaan am na solo nag sant yàlla bi ñu ko entamé ci bismillahi rahmaani rahim te xam naa ne léegi mu jeex li ci des incha allah li dem ëpp li des baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di massaw ñëpp coono koor gi léegi nag gisoo mu ma génn xëy na sama nijaay sama sëriñ bi sama borom kër bu baax bi moo fi nekk macha allah moom nag bu fi nekkee moom tout ce qui est politique je mets de côté ndeysaan ko defee góorgóorlu ci sëy bi góorgóorlu ci kër gi xam nga rek en profiter surtout que nekkul Sénégal waaw nekkul Sénégal temps bi mu fiy des au moins nga consacrer ce temps ci moom toppatoo ko ni mu waree bu demee ñu delluwaat ci activité yi solo mu nekk loo xamante ne nii c'est très important jigéen ku bu ci nekk rek liggéey nee naa la wala nga am ay activité politique warul la mën a tere sëy comme na nga ko waree rawatina nag ci koo xamante ne nii li mu fiy nekk bariwul ci année bi donc bu ñëwee nga jël sa activité yëpp gelé ko pour mën a consacrer entièrement ci mariage
mariage parce que nag avant tout c'est le mariage moom mooy farata ci jigéen donc am na solo waaye Mame Mbaye ci loolu rek damay def transition dem ci fee boo xam ne benn phénomène boo xam ne jamono ji mi ngi lëmbee dëkk bi muy wàllum suukaru koor ci ménage yi yow en tant que femme nan nga gisee loolu nga xamante ne nii sëy yu bëri day yëngatu ci koor gi bu xasee ba jot am na femme yoo xamante ne nii dootuñu nekkati ci jaamu parce que dañ leen di teg lu ñu mënul wala di leen exiger yenn suukaru koor yi alors que mënuñu ko yow ban message nga ciy lancé ak nan nga gisee phénomène boobu. ñaari message laa ci am. bu jiitu bi mooy les belles familles nañu xam ni nit ak noppam lañ leen jox. nit du joxe doomam ba pare jël poosam mu di ci topp. dëgg la nañu apaiser nañu wàññi nañu noppal nit ñi bañ leen di teg fitna bañ a teg jigéen ñi fitna. jigéen ñi ñu ngi ci fitna ci wuti suukaru koor teral jëkkee teral goro ter buñ na belle famille yi alléger affaire bi mettiwul ku ko ci xool ci sa doom bu jigéen rek war nga ko mën a alléger beneen bi ci des mooy la femme bi sëy la femme mariée na jël courage am en 2 mains les cadeaux ça se comprend mais loo amuloo ko dëgg la bul leb bul àbb bul wàcce sa bopp bul perdre sa dignité ci ay joxe parce que joxe kenn mënu ci dëkk dëgg la yow liñ la jox li ñu la def moo ëpp solo li ngay joxe yow dañu jël nit ak noppam ñëw jox la jébbal la sa kër moo xam mu ngay togg mu ngay defar mu ngay organiser mu ngay mottali dépense mu ngay muñ mu ngay boole lu ko neex lu ko naqari di muñ nañu comprendrante te xam ne loolu du priorité loolu warul yëngal benn ménage au contraire dafa war a dëgëral sax solidifier diggante yi ñu dindi loolu ba pare diggante yi dëgër te man j'ai fait un constat belle famille yi ñi ñu gën a respecté mooy ñi joxewul dara waaw effectivement buñ la xasee nag napp ci da ngaa war a joxe waaru nga jeex na ñi joxewul mbubb joxewuñu tusi joxewuñu suukaru koor joxewuñu xaalis dañ leen respecté mais yow mii naan da ngay débrouiller pour di joxe pourquoi bis boo ko defulee ñu xas la parce que yaa fi commencé loo xam ne mënoo ko xas takkul fenn gaaruwaale takkul fenn nañu am courage la ni mayee yëkkati sa alal di mayee ni mu doonee courage doon fit noonu la boo amulee nga def profil bas doo war a nekkee courage war a nekk fit na jigéen ñi ñime li ñuy def boo amulee amuloo les cadeaux nag ça se comprend mën nga toog benn jamono du suukaru koor moo xew du tabaski moo xew du dara moo xew nga yëkkati un cadeau jox sa belle sœur nga yëkkati un cadeau jox sa belle mère comme noo ko doon def ak sa propre sœur wala sa propre maman nañu comprendrante te mu bañ a yëngal kër yi àdduna lu gàtt la dëgg la te njaboot gi bu ñu ko xasee boole ñu bokk dañ koy rafetal man pour man loolu daal dañ ko war a reléguer au second plan c'est essentiel en tout cas mu nekk un message boo xam ne c'est très important parce que am na jamono ji jigéen ñu koy dund dañ leen di wax gën leen a gëm seen bopp te xam ne loo amul lu ne waroo koo sàcc waroo koo fene waroo koo abbi boo ko amee defal boo amul nag wax dëgg yàlla je pense que war nga mën a am fulla ju ak mot ju toll ni ne amoo ko te jàll ci leneen parce que actuellement réew mi toll na foo xamante ni nit ñi lekk ak naan la ñu gën a tal que yeneen futilité yi donc merci Mame Mbaye ci li nga xam ne message boobu lancé na ko ay si ñu ñëwaat tuuti rek ci li nga xam ne mooy aussi domaine politique bi temps yi bien vrai que da ngaa gelé activités yi mais teewul actualité parrainage yi ñu ngi fi ñu gis nag récemment ki nga xamante ne ni moom ngay jàppale muy sa leader muy Abdoulaye Dièye le président Macky Sall daat koy recevoir mu mel ni l'eau est retournée à sa source parce que local yi da ngeen demoon ak liste parallèle bi yoon nag ngay parrainage yi ngeen di dem aussi sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar yow mi ngeen xam ne yaa nekkoon yaa jiite woon jigéen ñi ci Benno Bokk Yaakaar jóge fa jiite waat jigéen ñi ci li à Thiès ci Siggi jot na voilà donc yow nan nga gisee loolu jamono ji ban étude nga ci am waaw merci beaucoup Fatima dama lay préciser lu waat ne génn def sa coalition dem élection locale terewul ñun Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk parce que bëri woon na ay coow ñu naan ay nee nañ Abdoulaye Dièye Macky Sall lay liggéeyal évidemment effectivement Macky Sall la àndal il a toujours milité sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar foofu la ñu xamante foofu la ñu gisee li mu liggéey biir Thiès foofu la ñu wóoloo ni kii mën na doon candidat pour Thiès teguñu ko fa
mu jël ses responsabilités ànd ak courage ñun aussi ñu jël suñu responsabilité ànd ak courage ànd ak moom doon wuti mairie bi mais ñun mësuñu génn Benno Bokk Yaakaar on a notifié nulle part que ni dàq nañ ñu wala génn nañu wala bàyyi nañu kon c'est juste une reconstitution président recevoir na ko c'était le moment tant attendu nag effectivement on a remis ciel et terre pour que président toog ak moom xam lim ko defal biir Thiès parce que tam jàmbaar la jàppale na jigéen ñi jàppale na ndaw ñi jàppale na góor ñi jàppale na ñëpp mag ñi jàppale na ñëpp pas plus tard que démb ci guddi ñetti ordonnance yu ñu ma indil fii moom Omar laa ko yónnee mu dem jëlal leen ko ci pharmacie ba ça veut dire que ni mu ngi jàppale ñëpp il était temps ki muy jàppale politiquement mu xam ne kii kat c'est une valeur sûre mu am reconnaissance sur qui il peut compter surtout à Thiès valeur ajoutée bu am importance la moom Abdoulaye Dièye biir Thiès dëgg la donc ñun dañu saluer rencontre bi nga xam ne président rencontré na ko waxtaan ak moom surtout sur des questions d'actualité politique surtout ak problème mu Thiès waaw et puis c'est un grand plaisir aussi ñu reconnaître ko nag li nga xamante ni def na ko parce que tam looloo doonoon problème bi dañ daan wax rek ñu naan mouvement la yor jusqu'à quand mouvement la yor mais même bu dee benn kartam sax ajouté na ko ci yokk na ko ci dooleelee na ko ci Benno cette fois-ci nag il va encore se déterminer davantage parce que moom il est très déterminé et engagé pour accompagner le président Macky Sall ñu ngi ñaan ñu àgg ci élection yi jàmm inchallah je vois que actuellement aussi li jëm ci wàllum parrainage bi ñu ngi ci à fond gars yi ñu ngi récupérer fiches yi aussi di parrainer c'est quelqu'un qui pèse lourd à Thiès parce qu'il pèse plus de 10 000 voix yoo xamante ne nii yaakaar naa ni benn voix sax Benno Bokk Yaakaar du ko négliger waxuma la quelqu'un qui pèse 10 000 voix instant bi fan ngeen toll exactement ci parrainage bi nag di avancer parce que ñu ngi remplir di dem di déposer foofu ci siège bi di dajale suñu ay parrainage pour après ñu yóbbu période bi nag xëy na dafa nekk période boo xam ne ñëpp a ngi ci terrain bi daw jëli ji parrainage yi signature yi ak yëpp ñu ngi ci dajale d'ailleurs tey jii rek démb ci guddi rek maa ngi toogoon fii ak plus d'une vingtaine de femmes qui étaient venues pour joxe seen carte d'identité ñu remplir ñu signer ak yooyu noonu laa fi nekkee nag boobu ba tey daanaka maay permanencier bi parce que permanencière bi du moins parce que nee nañ sama kër gi permanence la su ma xëyee toog ñuy ñëw di bindu ku ma gisul su ma liiree ku ma gisul di la yow gisaguma la nga ne maa ngi ñëw maa ak sama njaboot nga ñëw bindu ñu remplir daal di avancer vraiment ñu ngi ci nekk ci terrain bi di def li ñu war waaw am na solo donc bay ca jàmbaar ca waar wa ñu ngi ci waar wi bu baax a baax malgré que koor gi moom ñemewu ko mais teewul mi ngi def liggéeyam ni mu ko war a defee tarkalla macha allah ay ca ba léegi rek Mame Mbaye il faut nga may ñu nag anecdote bi nga dalee jàng woor Mame Mbaye bi ngay jàng woor moom xam naa ne ndagam yaa màggi ñemewoo koor ñu xool xale ba xam lan nga ñu daan jox lan nga fàttaliku lan nga daan def koor pour détendre l'atmosphère xam naa ni gars yi moom dinañ ree ba sonn ci may nga ree buy bëgg a diir Fatima xam nga dañoo jóge fii en 2004 dem Bango ñu affecté fa sama ñoom yaay ñu dëkk ci biir camp bi bu ñu wooree ñëpp wooree ba midi sama petite sœur bi daal di génnee benn jën doraat daal di tranché defar daal di ne ak soble togg ñànkatang teg maam dangaa woor ma ne ko damaa woor sama yaay toog ci kaas ba naan bu kenn laal samay jën de samay jën bu ko kenn laal fekk sa petite sœur bi def na la muy def ba pare bu kenn laal samay jën de bu kenn laal samay jën ñu ne ko kenn laalul say jën bu ñu yekkee xam nga togg koor lu mu walaakaana day neex dëgg la bu yekkee nag daal di jël soble bi naan soble bi togg ba ko ba mu ñor dama koo def nii rek si dawliñ bi damay toog naan nii di yëndu su ma yëndoo ba ci yàgg ñu ne ma yow mii demal nga añ yaa ngi bëgg a dee rek ma pussi benn yoon lañ may woo rek ma pussi
daal di docteur Fatima damay pussi damay dóor ba gàtt naan ndox fompaat samay tuñ toog mais gis nga damay toog ba ci yàgg ma ni man ñàkk naa fayda loolu yëpp maa ko def maa ma wóor ba 5 heures sama rakk bi moom dañu woon dafa feebar dafa tuuti moom du woor moom boo waxee mu ne man kër yaay faal yi laa dëkk ndeysaan daal di ñëw indi ay nen indi fromage gruyère 5 heures damay wóor ba 5 heures mu indi ay nen gratis mooy 2 heures de temps Mame Mbaye mu yàqal la non man loolu kay suñu borom rek laa koy dégg ni ko na ma ko baal mu togg nen yi defar ba pare ba mu tàng bay saxaar mu jël fromage gruyère bu ñu râpé bi rek ni pof oh là là bu sànnee affaire bi commencé seey rek ma jël mburu ñëw toog mais bilaay loolu moom suñu borom dina ma ko jéggal loolu moom suñu borom dina ma ko jéggal bu baax a baax ndax loolu tegu ma ko fenn sama bakkan bi laa ko tegoon ak liñ doon togg sa wet mu neex ba dee man kay moom kay xam naa ni suñu borom daal laa koy dénk mu baal ma ko jéggal ma ko dina la ko dootuma ko jéggal defaat comme léegi moom yaa ngi woor di diree ko teewul yaa ngi léegi woor moom damay woor mais dinaa jooy dinaa raam lu la dinaa ko def nit ñi naan ma da def say ngay comédie caprice waaw ñu naan ma da ngay comédie waaye au fin fond de moi damaa ragal koor ndeysaan am na solo ñi meew ma ko macha allah donc bu nekk anecdote bu am solo boo xamante ne nii je pense que ñu bëri dinañ ci reetaan parce que nag parfois gis seen leader yi nii rek da ciy baax ñu xam ne am nañ enfance soo xam ne jàng nañ jaar nañ ci apprentissage mu nekk li am solo ba léegi Mame Mbaye tey nag nga wax ñu tuuti pour la dernière question nan ngay passé koor gi ak gis nañ ay tout tànk nga yor ay xale nan ngay faral di passé sa journée koor ak waañ beeg xam nga jigéen ñi moom souvent koor gi dañuy sawar ci dugg ci waañ bi xaw ma nag Mame Mbaye dëgg la mais man nag moom naturellement dama bëgg waañ ay toggantu ay defar ay organiser yooyu noonu waaw mais maa ngi yore nag ay xale yu ndaw léeg-léeg ma ne leen ndax da ngeen a woor ñu ne dañoo woor mais ñoom à partir de 6 heures 7 heures la ñuy xëdd daal defar seen caakiri naan nañ gaaw balaa heure bee jot waaw heure bi nee naa leen heure bi mooy heure départ balaa chauffeur bi ñëw di leen jël bu ko defee ñu gaawantu naan seen caakiri defar seeni affaire yooyu naan ndox buñ ñëwee minute bu ne ñu socc ku ci ne man la yow laal nga dara est-ce que yow daanoo école bilaay naanuma kii moo naan wala kii mais c'est bien ñu ngi góorgóorlu di jéem a jàng nu ñuy wooree yooyu solo waaw le soir aussi ñu defar suñu ay ndogu rek góorgóorlu xam nga rek defar lekk yu baax nag ci yaram waxuma yu baax rek mais yu baax ci yaram yu équilibré pas trop gras voilà pas trop gras pas trop pimenté pas trop poivré aussi yu yem lekk ba suur ba sentir ni lekk nga mu équilibré aussi merci am na solo ay ca Mame Mbaye ñu agsi ci pandaw gi nag tey ñu indiloon la pañe bu yanj bi lan ngay tàggoo téléspectateur yu Thiès TV waa Thiès TV maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci passage bi indil ma cadeau bu rafet bi peñe bi sama xol sedd ci lool Fatima macha allah kontaan naa ci torop ñoo ko bokk yaa ko moom ma ne ko kontaan naa ci torop ma dama bëgg lu baax te rafet tarkalla nga indil ma bu baax bi te rafet di nuyu téléspectateurs yëpp di leen souhaiter aussi bon Ramadan di nuyu suñu àndandoo ci coalition bi muy le président Abdoulaye Dièye di ko féliciter le fait que le président recevoir ko di wax ne jot na dëgg la di remercier aussi suñu waa Benno Bokk Yaakaar yëpp femmes yi hommes yi jeunes yi ñoom ñëpp vraiment di leen féliciter di leen remercier ñoom tamit ñu ngi def ay activités ci koor gi et tout ay jàmbaar lañu vraiment waaw parce que parti loolu la dañ koy animer dëgg la parti bu amul animation rek day vide te bu vidé rek ku nekk dem ci yoon bu la neex mais ñu ngi animé ñu ngi defar ba mu baax di ñaanal nag suñu président Macky Sall suñu borom bàyyi ko fi mu am wér ak tal ak fekke ak mën ndax jàmbaar la li mu def fan yi yëpp inauguration yu baax yi gis nga ko lancement terre yi loolu yëpp mu nekk yoo xamante ni projet yu baax pour askan bi surtout hôpitaux yu bees yi ñu teg yooyu yëpp Tivaouane bi yooyu yëpp vraiment mu ne jàmbaar ju bëgg Sénégal ku bëgg Sénégal
mooy président Macky Sall. yàlla na jàmmam yàgg. amiin li mu bëgg ci Sénégal yàlla na ko suñu borom mottali. di ñaanal sama ay waajur. yàlla bàyyi leen fi. ba ca kanam surtout sama yaay nag sama xarit boobu. léegi la dem. waroon nga ko fee fekk. daa mel ni daje nañoo moom si oto bi de. oto bu ñuul bu mag moom la kon Lamine kay mi ngi naan kii daa mel ni yaayu Mame Mbaye la de. waroon nga ko fee fekk. daje nañoo moom bi ñuy dugg si macha allah sama xarit la sama ami la. elle est très accueillante di macha nuyu allah waa groupe Servir. sama waa kër. ñoom association de femmes lañu. nekk ay jàmbaar di ma jàppale di ma accompagner. C'est très bien fan yee passé dama dem liggéeyu wàcc rek. ñëw fekk ñu bâche buntu kër gi. ndënd yi seize yi lépp tege. ñu ni dañ may sargal. ndeysaan. mu nekk une surprise boo xam ne. Fatima loolu dama kaa jooy ba mu jeex. xol bee ko jege nag. dama wàcc fekk ñu monter seeni bâche ak seeni dënd ak seeni yëpp. une belle surprise jox ma bàgg bu rafet bi. ndeysaan ak tableau bee. ñoom ñoo ma ko jox ayaatu kursi yu bee ñoom ñoo ma ko macha allah jox. ma leen di ñaanal yàlla lépp lu ñuy mbébét bëgg ko di ko tracé ci yoon bi. yàlla na ko suñu borom def ba ñu mottali suñu yéene si ñoom ñëpp. amiin vraiment tey moom kontaan naa trop kontaan naa. ñoo la gën a kontaan di nuyu aussi sama borom kër nag. ak sama njaboot gi. mention spéciale à lui. di leen massawu. ndax xam naa ni léeg-léeg dañuy soxla sama présence trop ci seen wet. te léeg-léeg liggéey bi politique bi du ko maye. dëgg la waaw di ci massawu ñëpp. di leen remercier bu baax. di sant di gërëm Thiessois yëpp. am na solo di ñaan nag ñu am ndam. ci législative yi ñu jëm jox suñu président majorité parlementaire. mu doxal àggale. incha allah waaw loolu daal moo nekkoon suñu ay ñaan. ak suñu dernier mot. di la remercier yow aussi. ñu lay jaajëfal bu baax yow moom jàmbaar nga vraiment. kenn du yow macha allah comme ni ma ko waxee rek au début damay am mbégte à chaque fois di jàkkaarloo ak yow parce que heure bu may waxtaan ak yow dina am lu ma ci jëlee lu ma ci jàngat te loo xam ne lu positif lay nekk dina ma mën a jëmale ci kanam de l'avant may roy ci yow aussi ngay sama sister boo xamante ne ni da nga nekk ci yoon di doxal donc à chaque fois rek damay am contentement di ñëw di teew ak yow di waxtaan ak yow mais aussi di la jaajëfal ainsi que toute la famille bi nga xamante ne ni fekk nañ leen fi tey ñu accueillir ñu suñu maman bi nga xam ne daje nañoo ak moom ci buntu bi aussi ñu ngi koy ziyaar di ko jox yéeguwaayam mais xale yi et monsieur aussi ñu ngi koy ziyaar bu baax a baax moom tamit di ko remercier ci compréhension bi donc di remercier les téléspectateurs de Thiès TV di leen wax li lañ leen andiloon tey ci seen concept un leader un panier di leen jox rendez-vous suba ci beneen leader bu ñu fas yéenee seeti aussi def ak moom comme nii waaye xam naa ne tey moom Mame Mbaye Gueye lim leen andil dina neex ba super à la daw mi donc rendez-vous ce soir à 21h30 xam naa ne en direct sur la Thiès TV fa ngeen koy amee incha allah et n'oubliez pas que after ndogu aussi tey di ngeen ci am extrait bu un leader un panier bu Mame Mbaye Gueye ay ci à ce soir merci beaucoup. allez merci. am na solo. merci. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.